koy teg sa loxo nga jot lil ñu ko waa département Pikine yëpp di la ndokkeel nag di la ndokkeel di la ziyaara ndax coordonné ab jataay ak fi jamono tolloog xat-xat yi rawatina sax surtout région bu Dakar ak Thiès fi mu nekk nii ak yi fi xew yombul ba tax na jataay bi bu amee facilitation fi mu ne ñu mën a ñëw jokkoo ak kilifa yu tedd yi loola sacrifier nga lu bari sa alal sa temps ak yu baree bari ngir loolu mën a am kon yàlla mi nga xam ni moo bëgg digle lu baax te bëgg ko def lu baax yàlla na la defal lu kawe sa njort defal ko njaboot gi defal ko mbooleem jullit yépp yi tamit ñu bokk ko su ko defee yi tamit di nuyu bu baax di ziyaara suñu mbokk suñu lépp muy soxna Kiné Rassoul moom mi nga xam ni tey moo ñu dalal fii moom damay wax ni jàmbaar la jigéen ju man góor la fi mu ne tournée bi ñu def première phase bi ndax dañ ko def ñaari phase ndax ni Sénégal bindoo la def première région yi waaye keroog bi ñuy départ première phase bi ñoo ànd def nañ presque une semaine ba bi ñuy àgg Touba état boobu bi ñuy dem nag ay boor yi Linguère Ranérou ñoom ci lañ soog a wiññeeku te wiññeeku gi man maa leen forcé ni leen faw ngeen wiññeeku ndax dafa am condition yoo xam ni góor mën nga koo dékku waaye mënoo koo teg jigéen day métti ci moom looloo waral mu ñëw bi ñuy demaat deuxième phase bi bëggoon naa dem lool waaye xam nañ coono yeeg ak fi ñu waroon a dem léeg-léeg yow la fay xaar yoo xam ne mën nga koo tegoo mën nga koo ànd ak sa moroomu góor ngeen tegoo ko waaye teg ko jigéen yellu waaye loolu lépp dafay tegtale ak bëggam lu baax ak yitteem ak it xër gu mu xër ci lu baax rek ñoo ngi koy ñaanal yàlla di sàkku ci yéen it ngeen ñaanal ko ku baax la su ko defee nag xam naa ñu jublu ci jëmmi waxtaan wi xam naa soxlawul sax may sori di présenté wu ñi man Ababacar Mbuub laa tudd di coordonnateur bu collectif ànd sàmm jikko yi ànd sàmm jikko yi nag ñu bari xam nañ ay yëngoom ndax département de Pikine am nañ fi cellule bu fi nekk imam Babacar Sylla mii toog sama ndeyjoor moom moo ko jiite ànd sàmm jikko yi mi ngi ci juróomeelu atam le 19 janvier 2016 lañ ko sosoon xëy na du ma dikk ci détails yi nga xam ne am na ñetti collectif yu fi dox ci diggante bi ñu mujj fusionné ñett yëpp muy le collectif non à l'homosexualité ànd sàmm jikko yi ak le collectif non à la franc-maçonnerie ñett yooyu yëpp lañ fusionné actuellement ñu nekk ci 48 structures ñeent fukki kuréel ak juróom-ñett muy association imam yi sëriñ daara yi turux yi Sénégal nga xam ne tey mboolem bànqaas yi nga xam ne ñoo nekk ci ëtti diine yi tamit boo demee da ngay fekk ni ñooñu ñoo ngi ci biir ànd sàmm jikko yi ak association islamique yi tamit kazalik loolu moom mooy ànd sàmm jikko yi ak mbootaay yoo xam ne ay jigéen lañu mbootaay yoo xam ne ay ndaw lañu te bëgg lu baax ak di bañ lu bon loolu moom mooy ànd sàmm jikko yi ànd sàmm jikko yi 2018 ndax lu déterminant la ci ab doxam am na coow lu ngeen fi déggoon muy les REFRAM mooy les rencontres humanistes fraternelles africaines et malgaches nga xam ni mbootaay la wala boog banqaas la wala boog kuréel la boo xam ni franc-maçon yi ñoo ko sos ñoo ko seq waaye nag Dakar gi lañ ko sose woon en 1992 première édition REFRAM yi aussi Dakar lañ ko defee woon boobu c'était sous le président Abdou Diouf léegi nag bi ñuy dem ba 26e édition bi 2018 ñu war koo def si waat Dakar ànd sàmm jikko yi moo empêché jotaay boobu ba ñoo ngi ko mujj defee ji Congo finalement loolu bokk na ci taxawaay yoo xam ne ànd sàmm jikko yi ràññee nañ ko ci ba coow loolu àdduna sépp duggoon nañ ci Grand Orient bu France nga xam ne mooy loge bi mag ci France moo taxawal la République française Grand Orient bind nañu ci menacé ñu lu nekk wax nañ ko ba menacé wala sax autorité yu Sénégal ci lu demee noonu finalement looloo waral presse bi nekk Amérique la presse australienne la presse asiatique la presse européenne la presse africaine ñëpp bind ci ànd sàmm jikko yi xëy na Sénégal lañ ko xaw umpale waaye adduna bi moom ñoom xam nañ ànd sàmm jikko yi loolu moom mooy xëy na ànd sàmm jikko yi ci tënk daal lépp loo xam ni dëppoowul ak jikko ju rafet lépp loo xam ni dafay yàq jikko ju rafet te ñu xam ni mbooloo mi fi dëkk fii ci réew mii téeméer boo ci jël juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñaar yépp njabootu yonent bi alayhi salaatu wasalaam lañu te la taxoon ñu yónni ko moo nu ko wax innama bu'istu li utammima makarimal axlaq kon loolu dafay tegtale ni ñun lépp lu yàq jikko rek loolu dañ ko war ginnaaw ndax sunu yonent bi ñu gëm
gëm ko tey gëm ko ëllëg gëm ko ba faw li taxoon ñu yónni ko loolu la moo na ko wax loolu tegtale na ni wax dëgg yonent ya ko jiitu woon it ci loolu lañ leen doon liggéeylee ndax damay mottali la wax lu ñuy mottali am na lu fa ne jikko yu rafet yi kon yonent yi loolu rek a doonoon seen jikko kon nag ñun ñi nga xam ne engagé wu nañu gëm li ko yàlla yónni loolu am na warteefu ñu ci am ci taxawu ko taxawu jikko yooyu sàmm ko kem suñu kattan moo tax ñu ne lépp lu fi nekk te du jikko dëppoowul ak jikko yooyu dëppoowul ak jikko yu rafet yi fi nekkoon nit ci réew mi ñu koy wax aada te ñu xam ko ndax maanaam wàllu ceddo ci réew mi dañoo fonkoon seen kàddu lu la nit wax dëgg la ci moom loolu lu positif la yooyu nag yooyu yëpp ñun dafa am lu nu war ci sàmm ko ci aar ko moo tax ñu ne ànd du kenn rek dem waaye dañoo bëgg ñun ñëpp ñu àndandoo waaye sàmm loolu sàmm jikko yi ànd bi dara warul ko ngir sàmm jikko dong la sàmm jikko yi lu yàq jikko ñu fexe ba loolu ñu génne ko lu yàq jikko bëgg fee duggit ñu fexe ba loolu du dugg ci réew mi loolu daal moom mooy ànd sàmm jikko yi lan moo tax nag sunu tournée nationale bi ak tey ji ñu ñëw Pikine seet si kilifa yu tedd yi seet si waa Pikine ñun dañoo bëgg ab loi buy criminaliser mbirum góor jigéen ci espace public bi dañoo bëgg loi te loi boobu Ababacar Mboup tuuti na ci taxaw ni da koo bëgg waaye tamit ànd sàmm jikko yi tamit moom dong du ko mën a porter ndax Sénégal dafa yaatu ñëpp a ci bokk moo waral ñu ni kon nañu dem ci mboolem 45 départements yi foofi dem kilifa yi département yi am na ñoom nosoo ñu waxtaan ak kilifa yi fa nekk leeral leen li ñu tax a jóg wan leen it li tax ñu koy bëgg danaa ci ñëw léegi incha allahu rabbi waaye tamit waxtaan ci ak kilifa diine yi ci biir réew mi ngir ci biir waxtaan wi ci lañ gisee ni yoon wi nu mën a saafaraal lii ba mbirum góor jigéen li ci Nations Unies bëgg ci réew mi du am mooy ñu def pétition boo xam ne Sénégal yëpp ñoo koy signé loolu nag ñu yaakaar ci ay millions de signature ndax réew mi yaakaar naa ni koo wax mun la man dama bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te lii wa taxoon ñu yónni ko mooy defar ay jikko mooy mottali ay jikko kon nag suñu demee ba am lu nar a yàq jikko képp ku bëgg yonent bi am nga responsabilité ci loolu loo ci man ci xeex nga def ko te li ci gën a tuuti mooy nga joxe sa tur sa sant sa numéro carte d'identité ak sa signature ñu déposé ko bañ xam ni lii tamit ay sénégalais koy signé ndax bu ci loolu amul it mën nañoo xam ni ay Burkina mën naa doon Burkina bi kenn du xam ñi signé kan la il faut ñu identifier leen am na ñoo xam ne dañ ciy xaw am léeg-léeg ay réticence waaye bu ñu loolu joxe say données carte d'identité bi ngay joxe gouvernement bi moo la ko jox xam na la ba pare numéro carte d'identité bi ngay joxe gouvernement bi ñoo la ko jox xam nañ la ba pare ndax ñoo la imprimer kii bi am nañ sa fichier ba pare kon loolu du joxe ay données beneen bii tamit élection yi passé te ñuy def booba ñu doon def parrainage bi nit ñi joxe nañ seen i carte d'identité mais laajuñu ko kon bu l'islam soxla yonent bi yi tamit lañ ko yónni woon soxla yaakaar naa ni ku ko gëm ku nekk war nga caa am ak sawarte ci lu mel noonu loolu moom mooy li am bi mu amee nag dañu koo tàmbalee ci kilifa diine yi ñoom lañ tàmbalee signature yi lii imam Fansou Bodian mën nañoo jàpp ni mooy kilifa gi gën a mag ci Casamance moom moo joxe signature am nii nga xam ni genn kàddoom engagé na leen ñoom ñëpp sëñ Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes moo signé bii ndax ñun dañ koy wax toujours te dañ ci di ko wax ñun ci kilifteef la ñuy dox lu ñuy def danañ ci wax ak kilifa yi ba pare fu ngeen ñu gisit xam leen ñi ci ndigal kilifa yi lañ nekk bii nii xalifa Medina Gounass moo ko signé Cheikh Ahmed Tidiane Ba bii sëñ Ahmadou Mokhtar Mbacké xalifa Daaru Khoudoss moo ko signé ndax mbokk yi ñu àndaloon ku mel ni ki ne Rasoul mi ngi woon ci délégation bi ñu yem Touba dañoo juyoo ak sëñ Mountakha fekkuñu ko fa waaye fekk nañ fa rakkam ji sëñ Ahmadou Mokhtar moom moo ko signé terewul bu signé netul sëñ Mountakha it danañ ci jot incha allah bii xalif général des Khadres moo ko signé waaw moom moo ko signé ak yeneen bii xalifa Medina Baye donc signature yu bari la dama ciy wane yii rek bii xalifa Medina Baye ak mboolem xalif yi nekk ci biir réew mi yëpp kenn ku ci nekk jot nañ ci sa signature ba ci xalifa cene ba bërki démb def jot nañ ci signature am ñu war a samedi ñu war a dem jëli bu laayeen incha allahu rabbi ak famille omarienne ñoom ñooy ñi ñu dese parce que bi ñuy jaar Louga it sëriñ bi daf fi nekkul woon waaye maa ngi jokkoo ak waa Louga yi sànq ni rek
pour ñoom tamit ñu yónnee ñu boobu bu Thierno Bachir nga xam ni mbooleem kilifa yi seen i signature mi ngi nii signature yi nag lañ bëgg a boole ak signature yi département bu Pikine ak département bu Tëngéej département bu Vélingara Médina Yoro Foulah ak Salémata ak mboolem département yi nekk Sénégal nga xam ni ku ci nekk département yi dañuy def seen i pli ñu xam ni ku ci nekk indi nga tant de signature ñu boole ko yu kilifa yi ngir jox ko gouvernement bi ngir ñu defal ñu loi boobu ndax askan wi moom réew mi te askan wi li ñu bëgg loolu la ñëpp war a def loolu la ñu war a def ndax ci république lañ nekk lii moom mooy li ñu bëgg démarche bi tamit lañ ci am soxla seeni signature yëpp danaa ci ñëw léegi nii incha allahu rabbi waaye nag ginnaaw dañoo bëgg ab loi lan moo tax ñu bëgg loi bi lan moo tax ñu bëgg moom ndax lan moo tax ñu bëgg loi bi li tax ñu bëgg loi bi Nations Unies mi kuréelu mbootaayu xeet gi dafa yëkkati benn agenda bu ñuy wax orientation sexuelle et identité de genre orientation sexuelle et identité de genre mooy mbirum góor jigéen mooy ñi nga xam ni am nañ yeneen xeeti yoon wala xalaatin yu ñuy dexe ci sëy ak ñi nga xam ne am nañ yeneen xeeti xar kanam yu sukkandiku ci ay yëg-yëg yu jëm ci wàllu sëy orientation sexuelle et identité de genre loolu nag Nations Unies daf ko yëkkati dugal ko ci benn mbuus moo xam ni ñëpp a ngi koy dégg muy droit de l'homme moom ñëpp a koy dégg waaye jàpp nañ ni ñoom droit de l'homme ñooñu tamit dañ cee bokk ba lépp lu nit sañ ci kaw suuf si léegi góor jigéen yi danañ ko sañ suñ ne góor jigéen nag Sénégal xëy na am na lu mu ci xamoon waaye góor jigéen lu yaatoo yaatu la ñoom ci ñin ko déggee ñoom danañ ci dikk léegi ci waxtaan wi incha allahu rabbi kon document bi ngeen di gis nii incha allah dañ ko fiy bàyyi pour Pikine ñi soxla ñëpp mën ci fexe ba jot ci waaye ñaari xët yi nga xam ni moo ci njëkk mooy programme orientation sexuelle et identité genre Nations Unies document bu officiel bu Nations Unies la lan lañ war a dégg ci àq ak yelleefu doomu aadama lan lañ war a dégg ci àq ak yelleefu góor jigéen yi ndax boddi góor jigéen yell na wala yellul ci droit international yan jafeñ-jafeñ la Nations Unies am ci kaw suuf si tey ngir ñëpp mën a maase jëfe lii mu bëgg lan la ci assemblée générale bu Nations Unies wax ak yan warteef la Nations Unies teg yan ko état yi ci àdduna bi loolu mooy li nekk ci ñaari document yi muy orientation sexuelle et identité genre mooy impliqué waayet li ñuy wax LGBTIQ+, muy lesbienne gay bisexuel transsexuel intersexuel queer zoophilie nécrophilie yooyu muy góor a góor jigéen ak jigéen ñi sëy góor a góor ñi sëy ñii sëy ñaar ñi nga xam ne soppi nañ seen awra doon leneen léegi nga xam ne yemuñu ci jigéen lu wala góorgóorlu waaye bu dee jigéen lañ woon dañuy dem ñu opérer leen jox leen ay hormones léegi ñu doon góor donc loolu mooy transgenre nga xam ni gouvernement Amérique bu bees bi xam nga am na transgenre yi fi nekk su ko defee yi tamit lu mel ni zoophilie ñii sëy ak bàyyi ma yi ci loolu lañ bokk moo taxoon ma ne kon gën naa yaatu ñun lañ xamoon ñi nga xam ne dañuy sëyee néew yi tamit néew yi faatu nit ñi dee ñi leen di sëyee tamit ci la bokk loolu ñuy wax nécrophilie loolu lépp ci la bokk ba pédophilie sax fi mu ne ñoom it ñoo ngi def revendication ni dañ leen ci war a boole ndax ñoom it am nañ yëg-yëg ci di sëyee léegi ab liir wala xale bu ndaw ak nangam dañ leen ci war a boole pédophilie ñoo ngi kaas ñoom tamit nañ leen boole ci mbir mi loolu mooy LGBTIQ+, wala boog orientation sexuelle et identité de genre moom génnewul ci dara ndax ci yëg-yëg yi rek lay sukkandiku moom nit ñi lan lañ yëg ak nan lañ gisee mbirum sëy moom loolu dong la ah léegi nag Nations Unies dafa def lu ñuy wax déclaration universelle des droits de l'homme la déclaration universelle des droits de l'homme mi ngi nekkoon le 10 décembre 1948 ñu defee ko France kuréelu mbootaayu xeet gi ci article 2 ba dafa am lu mu wax muy fanweeri article ku ñuy wax René Cassin yi tamit moom moo jiite woon ñi ko doon bind di franc-maçon bu mag ñëpp xam nañ ko ñi gëstu ci wàllu franc-maçonnerie mu wax ci article 2 bi ni kuréelu mbootaayu xeet gi chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente déclaration sans distinction aucune notamment de race de couleur de sexe de langue de religion d'opinion politique ou de toute autre opinion d'ordre national ou social de fortune de naissance ou de toute autre situation lii moo nekk ci article 2 bi mi ngi nii ma tiim
mi ngi ci biir document bi tamit ku ne mën ko xoolal boppam ci déclaration universelle des droits de l'homme 1948 1948 lii déggu leen ci ngóor jigéen waxuñu ko ci ndax ñoom jamono jooju dañoo jàppoon ni ngóor jigéen feebar la boo xam ne dañ leen a war a yóbbu ci ab psychiatre mu xool seen bopp bi ndax normal ñoom loolu lañ jàppoon jamono jooju moo tax boolewuñ leen ci àq ak yelleef ñi ci war a am c'est important ngeen jàpp lool biñ demee nag ñeent fukki at ak ñaar après maanaam 48 58 68 78 88 ba 90 le 17 mai 1990 ci la Nations Unies à travers Organisation mondiale de la santé retirer homosexualité ci la classification internationale des maladies li nu xam ci ay feebar ci àdduna ba bind ko ba Nations Unies OMS d'accord ni lii ay feebar lañu ci lañ génnee ngóor jigéen ca loola liste boobu léegi bokkatul ci feebar yi kon dañ ko déclassifié génne nañ ko ci ak feebar en 1990 le 17 mai 1990 biñ ko ci génnee nag ginnaaw léegi jàpp nañ ni feebarutuñ lii lu normal la dañoo war a dugg ci société bi looloo waral Nations Unies def document bii muy la convention et la déclaration de Vienne 20 ans au travail pour vos droits 1993 lañ ko woote y a eu plus de 7000 participants délégation yu jógee Sénégal yu jógee Vietnam yu jógee adduna bi yëpp ñu dajee Suisse ñu dajee Autriche plutôt ca Vienne def fa ab lël waxtaane ak yelleef yi ñi nga xam ne boole wuñ leen woon ci déclaration bi ñu defoon 1948 ak naka la ñuy fexe ba ak yelleef ñëpp yem ci ak it nan la ñuy fexe ba ak tollale am nga xam ni nit ñi li leen réeral ñoom ci seen gis-gis mooy gëm-gëm yi ñu am naan diine la benn sa morom mu ñëw naan la yàlla nee na ma nangam rek nga daal di koy gëm topp ko mu daal lay indil ab téere nga tënk ko nee nañ jafe-jafe bu am ci àdduna looloo ko indi ba tax na kon dañoo war a soppaat ñi loolu moo tax Ban Ki-moon dafa wax lu am solo ci document bi aussi mi ngi ci document bi may bàyyi extrait bi document original bi mi ngi nii mais lépp daf dul xaj ci kii ndax day doon document bu volumineux mais extrait yi ci am solo rek moom dugal naa ko ci document bi pour nit ñi mën ko xam waaye Ban Ki-moon dafa wax ni xët wi moo jiite woon Nations Unies moo doon secrétaire général bu Nations Unies dafa wax ci lii ma tiim ne bi ñu dem ci jotaay boobu dafa nekkoon ci contexte bu xaw a particulier mur de Berlin daanu situation géopolitique internationale bi changé bipolarisme bi ñu nekkoon tamit mel ni adduna bi ñaari bopp ko yoroon fi mu ne jiite woon ko loolu dañ nee na waaye terewul jafe-jafe yooyu amoon xam ngeen aussi conflit Yougoslavie bi xeet yu demee noonu waaye mu ni am yeneen jafe-jafe yu am te ñu gis ko ci jotaay bi mooy ñaari kuréel yu fa xaw a jàppante wala boog ñu daje fa nee na benn kuréel bi ñoom dañoo wax ni lépp lu ñuy wax mbaa ñu koy def mbaa ñu koy taxawe ñoo ngi sukkandiku ci seen pas-pas ak li ñu gëm nee na beneen kuréel bi ni ñëpp loo xam ne si ñoo ngi koy wax mbaa ñu koy def mbaa ñu ngi koy taxawee ñoo ngi sukkandiku ci seen xel kese ñoom muy toujours li mas a opposer la foi et la raison muy delluwaat ci xisbulaay xisbu seytaan rek looloo tax nee na bi ñu demee ci biir saatrit si doxoon ci diggante ñaari kuréel yooyu nee na keroog ci jotaay bii lañ ko màbb ba lépp lu jëmati ci àq ak yelleefu doomu aadama kenn mënta sukkandiku ci loo gëm waaye ci sam xel dong la ñuy sukkandiku loolu tamit ñu xam ni keroog lañ ko réglé woon daal di jox seen bopp nag ñaar fukki at yoo xam ne ci lañ war a liggéey pour àq ak yelleef yooyu ñëpp mën koo am document bi mi ngi nii kon mi ngi war a yem 2013 bi ñuy dox ci biir ba ci 2005 am benn ONG bu ñuy wax IDAHO Louis Georges Tine moo ko jiite woon IDAHO mooy International Day Against Homophobia muy journée internationale contre l'homophobie ñoom dañ daan màggal chaque 17 mai maanaam fukki fan ak juróom-ñaar ci wàllu mai bu mu jotee rek ñuy màggal déclassifié bi ñu déclassifié homosexualité ci liste maladie yi la classification internationale des maladies ñu koy wax CIM ñoom loolu lañ daan màggal ak di ko puukarewu ak di ci manifesté wu ak di wane yi tamit naqarlu guñ naqarlu nit ñi lan moo tax ñu bañ ak ngóor jigéen ba 2005 noonu lañ tàmbali woon 91 92 ba 2005 2005 nag ñu ni nañ formaliser seen daje moomu ndax daje di naqarloo ko bëgg rek war nañoo liggéey dara ci lañ ko daal di créer def ONG boo xam ni 2005 lañ ko créé mooy IDAHO bi may wax IDAHO bi ñu ko créé nag
première activité bi mu njëkk a mëne mooy lancer une pétition internationale en vue wala bokk pour la dépénalisation universelle de l'homosexualité ngir mboolem adduna sépp benn yoon dootul toppati ak ngóor jigéen nga xam ni réew muñ dem dañuy seet nit ñañ fa xam ca bitim réew nga xam ni siiw nañu ci xëy na leen na ci homme politique yi ci artistes yi ci sportifs yi et cetera ñooñu ñu signé leen pétition bi ñu yóbbu ko Nations Unies ni leen gis ngeen ñii ñëpp a leen xam ñii ñooy ñi nga xam ni wax nañ ni góor jigéen ñi nag am nañ sañ-sañ ak yelleef comme ni ko ñëpp amee biñ ko defee déposé ko en 2006 France ak Pays-Bas appuyé requête boobu en 2008 moo tax Nations Unies à travers une résolution contraignante ci la jëlee benn dogal déclarer ay droits nouveaux bi muy le 15 juin 2011 muy mën naa leen ko le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté le 15 juin avec 23 voix contre 19 une résolution affirmant l'égalité entre les hommes quelle que soit leur orientation sexuelle et leur identité de genre résolution bi moom mooy li ñuy wax les droits nouveaux jëmmi résolution bi tamit mi ngi nii niñ ko tënkee yëpp ni ñu ko formuler mi ngi nii ci ñaari xeet yi bi mu ko defee Nations Unies nag déclarer ce qu'on appelle les droits nouveaux muy àq ak yelleef yu yees nga xam ni ngóor jigéen ñi ak li ñuy wax yeneen i minorité ñoo ñëpp tabbal nañ leen ci biir le 15 juin 2011 bien sûr yàgg na ñun ñoo ciy soog a jot rek le 15 juin 2011 bi ko Nations Unies defee nag léegi moom xam nga gagné na du temps ndax 2013 la opté woon pour àgg ca pour loolu mën a am waaye 2011 liggéey na ko ba am ko léegi lu des ginnaaw gaa yi am nañ sañ-sañ bi comme ni ko ñëpp amee te waxe nañ ko ca fa gën a kawee ci kaw adduna bi tey fa ñuy waxe loolu léegi nag nañu fexe ba loolu ñoom ñu mën a jot ci seen àq ak seen yelleef moo tax Nations Unies li mu ci daal defaat dafa daal di liggéey benn document muy document bii ma leen di wan muy né libre et égaux nit ñi daal bi ñuy judd ci ay liir ñun ñëpp ñoo nuroo ay meloo ki mandarga yem ci àq ak yelleef bi ñu fi jógee yi tamit ñoo nuroo meloo ak àq ak yelleef ñoo ci yem kon ci diggante bi waruñu fay wute àq ak yelleef kon né libre et égaux Nations Unies joxe ci juróomi warteef maanaam du woon ay recommandation mais ay obligation la ndax résolution bi caractère bu contraignant la am juróomi ndigal yooyu mooy la ginnaaw góor jigéen yi léegi dañoo war a génn ci suuf sépp sañ-sañ bu nit am ñoom am nañ ko ñu ni kon état yi les 5 obligations juridiques fondamentales des états concernant la protection des droits de l'homme des LGBT juróom yooyu lan la bi ci njëkk mooy nañu protéger góor jigéen ñi dox seen diggante ah macha allah macha allah kon li ci njëkk mooy nañu protéger nañu protéger góor jigéen ñi protéger les individus contre la violence homophobe et transphobe loolu mooy première obligation bi waaye bu ñu fàtte ni obligation juridique fondamentale la maanaam li réew yi di seqante ci adduna bi moo xam jaare na ci Nations Unies moo xam ni ci la coopération bilatérale la jaare la cay jiitu lii ci lay bokk dara du ko ci jiitu wala lu ko ci jiitu day ànd ak yow jiitu ca lii ci lay bokk moo tax muy obligation juridique fondamentale dafa kenawu waaye ci yoon lañ ko nos itam juróom yooyu ba ci njëkk mooy protéger les individus contre la violence homophobe et transphobe état yi ku ci ne yaa xam ni ngay toje sa bopp jënax waaye na ngeen fexe ba dox diggante góor jigéen yi ak ñi bañ ak góor jigéen loolu mooy première obligation bi deuxième obligation bi mooy prévenir la torture et le traitement cruel inhumain et dégradant des LGBT maanaam ni ñuy jëfandilante ak góor jigéen yi di leen xas di leen ŋàññi di leen joxoñ bay léeg-léeg sax àgg ci dóor leen wala ñu rey leen ñu ni loolu lu ñàkk nite la lu suufe la lu soxor la loo xam ne na état yi fexe ba dootul am te loolu xam naa ni jullit yi am nañ ci wàll ndax sunub yonent ñun moo nu wax ni fu ñu fekk ñaari góor ñuy sëy ka koy sëy ka ñu sëy na leen rey ñu ni loolu lu suufe la lu soxor la lu ñàkk nite la kon na état yi prévenir loolu ba dootul am ñetteel bi mooy dépénaliser l'homosexualité nañu fexe ba benn yoon dootul topp ak ngóor jigéen ci kaw suuf si
ñeenteel bi nag mooy interdire la discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre mooy nañu tere boddi gi ñuy boddi ñi nga xam ni dañoo wuuteeg ñun ci ni ñuy sëyee ak ni ñu gisee sëy muy orientation sexuelle ak identité de genre muy ngóor jigéen ak yi mu fi lim sànq yëpp nag bii nag moo gën a dëppoo ñun ak sunu jotaay bii ndax lan interdire la discrimination la Nations Unies wax basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre ci lii la gouvernement bu Sénégal sukkandiku liggéey document bi ci turu askan wi turu xalif généraux yi turu imam yi yëpp turu sëriñ daara yi turu askan wi yëpp muy la SNEG la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre nga xam ni vision document bi mooy faire du Sénégal un pays émergent en 2026 avec une société solidaire dans un état de droit sans discrimination bu ñu eggee Sénégal 2026 fii ak juróomi at Sénégal sëriñ bi cër bi mu fi am moom la fi góor jigéen yi dem mi ngi nii ci document bi gouvernement bu ñu def ci turu askanu Sénégal danaa ci dellusiwaat léegi nii waaye discrimination bi moo dëppoo ak ñeenteelu obligation bi Nations Unies teg état yi mooy nañu tere ak boddee bu kenn boddeeti kenn ñëpp a yem ci kaw suuf si cër bu nit am la mu gëm ak yëg-yëgam ya muy am dañ ko war a nangul ñëpp ci maasa yem ci kaw suuf si ah su ko defee boobaa ñëpp moom ñëpp a ngi ci ñëpp moom ñëpp a ngi ci loolu mooy ñeenteel bi juróomeel bi mooy lan mooy nag góor jigéen yi sañ nañ di taxaw ci penc mi di wax ci seen mbir sañ nañu di def ay mbootaay waaye sañ nañ it di def ay ndaje di nos ak a nocc ci penc mi te ñëpp dañ ko war a nangu mooy le respect de la liberté d'expression d'association et de réunion loolu mooy juróomi obligation juridique yi Nations Unies teg ci kaw état yi ci àdduna bi yëpp muy ñaar kon wax naa résolution bi wax naa yi tamit document bi Nations Unies def muy né libre et égaux léegi puisque nag jël na dogal bi ci am nañ àq ak yelleef ni ko ñëpp amee depuis le 15 juin 2011 génn na benn document boo xam ni yan na ci état yi ci àdduna bi yëpp donte am nañu lànk nag Syrie daal lànk Afghanistan daal lànk Arabie Saoudite daal lànk Iran dafa lànk bari na réew yoo xam ne lànk nañ Sénégal aussi dafa lànk ba 2013 danaa indi firnde léegi li wane ni Sénégal ba 2013 mi ngi lànk ni du ko daganal léegi ci la Nations Unies nag créé aussi benn mécanisme bu ñuy wax EPU mooy document bi EPU mooy examen périodique universel ginnaaw ñoom léegi ñoom ñooy digle te joxe nañ seen i ndigal état yi dañ leen di woo par at mu nekk ku ci nekk at miñ la woowoon bu waxtu wa delsee ci lan lay woo Sénégal le 11 décembre lañ koy woo lii c'était le 11 décembre 2013 buñ la woowee nga ñëw ñun la ah waxoon nañ la digal ni la nga soppi sa constitution dugal ci nangam te génne nangam say loi ak règlement waroon nga cee soppi nangam ak nangam dëppale ko ak droit de l'homme parce que droit de l'homme la ñuy wax ñoom ak yelleef doomu aadama waaye xamal ni ak yelleef doomu aadama góor jigéen yaa ngi ci biir beral nañ leen ca pàcc bu rëy it muy OSIC muy orientation sexuelle et identité de genre ni la kon soppil nangam dindil nangam nga ni ah lii nangam def naa ko ndigal lii tàmbali naa ko danaa ci yeggale bala maa del si déwén dana fekk ma yegg am na ci boo xam nag am naa ci jafe-jafe lu waral jafe-jafe nga leeral ko ñoom ak yéen ngeen ànd xool yan yoon ngeen mën a jaar pour saafara jafe-jafe joo bu fekkee am na ndigal yu bees yu mu lay joxaat it mu jox la ko EPU bu 2013 bi Sénégal amoon na 188 recommandations téeméeri ndigal ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett yu ko Nations Unies digaloon ci lu mu war a def yu ñu war a soppi ci suñuy loi ak suñuy règlement ak nangam Sénégal daanaka nangu na lépp ba mu des fukk ak ñeent daanaka nangu na lépp ba mu des fukk ak ñeent fukk ak ñeent yim nanguwul nag ci lu leer ci document bi mooy du ñu daganal ngóor jigéen tey duñ ko def ëllëg ndax yooyee ci loolu la jëmoon 2013 le 11 décembre 2013 mi ngi nii écrit noir sur blanc ci document officiel bi nga xam ni moom mooy bu Sénégal yii Sénégal ni moom du ko nangu mooy ñeenteelu catégorie recommandation yi ñu ko joxoon ndax buñ la joxee recommandation yëpp yaay segg yii moom mën naa koo def léegi yii nañ ma may 2 ans yii nañ ma may 10 ans yii nag moom mënu ma koo def 4e catégorie bi nga xam ne Sénégal dafa ni lii mënu koo def mooy lii ma wax ngóor jigéen duñ ko daganal kon xam nga loolu leer la bi jotaay bi jeexee Nations Unies daal di évaluer le comité à travers le comité des droits de l'homme des Nations Unies daal ni mais Sénégal ñoom ñooy kan réew moo xam ni moom day yalwaan
xam nga yalwaan moom yalwaan yi ñoo bokkul nit am na ñoo xam ni dañuy yor pot di yalwaan ñaar fukk ak fukk waaye am na ñoo xam ne ay milliards la ñuy yalwaan am na réew mu tudd Ndoumbelane maanaam yalwaan neexu faa tere de ndax ni nit ñi yalwaane moo bokkul rek xam nga bu ne la don du gouvernement du Japon mooy lan don mooy sarax de ñi jàng fii anañu tubaab waaw duñ ko wolofal moom la Cheikh Anta daa wax li ñuy wax nii buñ la ko waxoon ci wolof nga ciipatu don mooy ab sarax don du gouvernement du Japon sarax bi ñu gouvernement Japon sarax ñi yalwaani woon añ la ñan la bañ sarax leen ko gouvernement Sénégal ñemewuma ko tudd dema d'accord waaye yalwaan moom yaatu na Ndoumbelane du dëgg léegi Nations Unies ni mais réew moo xam ni moom yalwaan ci la dëkk réew moo xam ni ak yokkuteem développement am sax mi ngi ko yaakaar ci suñuy koppar ñun daf ñuy leb xaalis réew moo xam ne mi ngi yor ay bor ba fu ñu fii mi ngi saraxu naan du ngeen ma baal ba noppi ñëw fii dina jaay ak sell naan man sama askan nangu daal ni mais kii danañ lijjanti affaire am foofu la yëf yi commencé soppi ko alors Nations Unies daal di tàmbali activer ay leviers club de Paris club de Londres FMI banque mondiale gars yi ak ñeneen mais sa waay waa ji na fay xaalis bi ñu ñëw këng-këng fay ñu damaa kii problème mu trésorerie ndax duñ ma may moratoire ñun la loolu kañ amul ndax duñ ma kii ñu négocier waat ñun la loolu amul fay xaalis bi rek nga ni mais man sama Ila Tamba bi ma bëggoon a tabax fi ne maa ngi yaakaaroon ngeen jox ma xaalis bi fi mu nekk ni ñun la non dañ koy renégocier parce que conditionnalité bii dugg léegi nii bii da ci bokk il faut ngeen daganal góor jigéen boobu nag bu fekkoon askanu Sénégal xamoon nañ situation boobu danañ jàppale gouvernement bi waaye askan yu xamuñu ko woon léegi nag ñu seetaan leen ak ñoom ñu xoj leen looloo waraloon Obama dikk fii li waraloon Obama dikk fii xam nga ni président États-Unis ak ni mu chargé calendrier yéen a ngi fàttaliku 2019 donte Trump moom kenn du ko tëkkale kenn sax waaye session assemblée générale Nations Unies bi mu jeexee président Afrique yëpp dafa ni leen aw ma jotu di leen recevoir par kenn da ngeen di toogandoo yéen ñëpp ma góorgóor leen wax leen li may wax dem sama yoon parce que aw ma seen jot kon ku mel noonu ka ko jiitu bu tëjee États-Unis ñëw fii ci réew mi def fi ñaari fan ba jëm ñett xam nga ne la ko yëkkati ñor na ko te bi ñu noppee waxtaan yi nag ñaari tolluwaay lay am dafa am lu ñuy wax en fait le discours officieux ak le discours officiel officieusement bi ñu tëjoo la ñu waxante man xaw ma ca dara te loolu mooy lii dëgg moom waaye man xaw ma ca dara waaye nag bi ñu génnee ci wàllu li ñuy wax diplomatiquement correct dafa am loo xam ne dañ koy natt ba seet lu tolloog noppi nit ñi ñu mën leen ko wax loolu mooy discours officiel bi président génnee daal Obama nee na nañu daganal ngóor jigéen président ni ko pareeguñu 2013 duñu ko def 2014 pareeguñu seetlu leen ko. soppeeku am na ak soppeeku mi ngi tàmbaleem parce que booba ñoo ngi xëj gouvernement bi amul pexe te ki ko mën a wàllu askan wi la te askan wi xamul la xew pareeguñu foofu la ñu njëkk a tàmbali ni attention am na lu xew kon waaye boobu ñun dégluwuñu dañ naan xale yi dañoo bari wax rek fu ñu wax dem leen jaamu ji yàlla ak lu ne wax nañ ñu ko. li mu wax leer na pareeguñu ku nekk ci waajtaay ko yo 2015 président dem France ci benn jotaay boo xam ne dafa amoon ñu dalal ko di ko laaj ci àq ak yelleef doomu aadama yi Sénégal ndax àq ak yelleef doomu aadama yi fi mu ne mooy li jiitu ci mbir yëpp léegi bala ñu ne fi mu ne développement yii yëpp sax ak problème mu paix ak sécurité sax àq ak yelleef yi lañ ciy jiital ndax nee nañ buñ ko réglé wul li ci des mënta am jàmm du am leneen du am te bu nee droit de l'homme xam leen ni mbirum góor jigéen ñi moom mi ngi ca biir moom la Nations Unies def priorité bi fi mu ne président na ñu interpellé ko ci ni ko mais droit de l'homme yi Sénégal biñ ko sonalee mu ne waa ji ñun ay góor jigéen am nañ Sénégal ay góor jigéen am nañ fa mu ne ko waaw bu fekkee am nañ fa ndax ñoom sañ nañu ak kuréel yi leen di jàppale muy droit de l'homme yi taxaw ci penc woote ci seen mbir ak wax ci seen mbir ak woote ci mbir ma président ni ko sañ nañ ko mu ne ko sañ nañ ko mu ne ko waaw sañ nañ ko def mu ne ko mbaa dara du leen ci fekk duñ ci am problème mu ne ko bon xaw ma ndax danañ ci am problème am déet en tout cas du doon seen diggante gouvernement bi duñ am problème ak gouvernement loolu yéen ñi fi wuutu yonente bi da ngeen ko war a xam ay wax la waaye seen digganteeg askan bi nag loolu beneen mbir la loolu moo waral nit ñi war a am ak woyof ci xam ni réew yi bokkuñu askan yi bokkuñu démb bokkuñu nattukaay bokkuñu sax nu ñuy màggee te loolu feeñ na ci wàllu siyaasa ba looloo tax su fekkente ni mbirum dépénalisation
homosexualité maanaam ñu boyal góor jigéen ñi kenn dootu leen topp dafa agsi suñu kaw yéen lijjanti ngeen ko ci ab loi France 2013 la ko France lijjanti waaye ñi ci des dañoo soxla ñu jox leen temps bu gën a yaatu ma tegtal leen ko ngeen dégg ko kon ñi ci des dañoo soxla temps bu gën a yaatu plus de temps lañ soxla ñoom pour mën a lijjanti lool kon ma dégtal leen kàddu président. Nous avons des homosexuels chez nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Nous avons les des associations homosexuels. de défense des droits des homosexuels au Sénégal auraient pignon sur rue, la possibilité de s'exprimer, la possibilité de faire campagne, par Bien sûr, exemple. Ils sont libres. Ils sont libres, Ils sont libres de le faire. sans aucune difficulté, Ah, sans ça, je aucune ne sais atteinte. pas s'ils auront des difficultés ou pas. Pas avec le gouvernement, c'est sûr. Mais est-ce qu'ils n'auront pas de difficultés avec la société? Ça, c'est une autre affaire. C'est pourquoi j'ai dit encore une fois, les gens doivent avoir la modestie de comprendre que tous les pays ne sont pas les mêmes. N'ont pas les mêmes histoires, n'ont pas les mêmes évolutions. Et chaque pays a son propre métabolisme. Et ça, on le voit aussi au plan politique. Alors, si la question de la liberté, de la dépénalisation de l'homosexualité se pose, en France, vous l'avez réglé d'une certaine manière par une loi, mais ailleurs, ça prendra plus de temps. Qu'est-ce qui prendra plus de temps? La dépénalisation de l'homosexualité. Elle a été réglée en France en 2013. Mais ailleurs, par exemple, le Sénégal, ça demande plus de temps. Plus de temps. ndax lii jàpp leen ni plus de temps la 2016 ba 2026 10 ans 10 ans c'est plus de temps la SNEC ñoo ngi koy déroulé sur 10 ans c'est plus de temps te bi muy wax lii booba léegi Sénégal mi ngi liggéey document bi ndax 2016 lañ ko tàmbalee appliqué mu jëm 2026 wax ji 2015 la woon booba Sénégal mi ngi liggéey document bi kon ngeen xam ni mbir moomu ñoo ngi koy dox Sénégal te it xëy na man balaa mi wuma lool sax sunu njiit yi waaye dama jàpp ni amuñu pexe te ñi leen mën a dimbali ci loolu askan wi la ñu leen mën a dimbali. léegi nu ñu leen di dimbali. léegi danaa ci ñëw léegi nii waaye ñun rek a leen mën a dimbali fi mu nekk nii loolu moom mooy premier élément bi acte bi Sénégal njëkk a teg pour jëm ci daganal mbirum góor jigéen Sénégal ak yeneen yi ci aju. deuxième acte bi mooy lan mooy ginnaaw xam nañ ni ay obligations juridiques la. fondamental te it dafay feeñ ci les relations internationales Sénégal xam na ni kon faaw ñu def ko ci wàllu yoon d'abord ba pare te yoonu Sénégal bu fekkee dañ ko misaal ci pyramide wala ci néegu ñax puj ba la féete kaw moom mooy constitution bi moo tiim lépp ba ci alxuraan ji ñu gëm constitution bi lañ ko tiimale loolu aussi na ko kilifa yi xam nañu xamit ni ci suñu tur lañ ko def dafa mel ni ñoo ko bëgg parce que loolu dama yaakaar ne dafa leerul ci boppu sénégalais yi constitution bu Sénégal moo tiim alxuraan ci réew mi moo ko tiim moom maanaam waxi yooyu ñu wax ci constitution bi moom lañ tiimalee wax yàlla moom wa kalimatullahi hiya al-ulya day xaw ma nuñ koy def te li ci metti it mooy ci tur askan wi lañ ko def maanaam sa tur ak sama tur lañ ko def dafa mel ni ñu ñooy ki ko demandé ni nañ ko def moo tax ñu def man de yëguma ko woon. loolay sew-sew bi ndax génn naa ci. article 2 bu constitution bi dafa wax ne le principe du gouvernement du Sénégal est le gouvernement du peuple pour le peuple et par le peuple loolay sew-sew bi moo sax Senghor ñun ñëpp la am raison ci ñun xaw ma fu mu tëdd nag xaw ma lu mu waaye ñun ñëpp am na raison ci ñun xam naa ne xol sedd na luy loolu yow. ah danaa ci ñëw léegi ok. waaw wala man ubbi parenthèse léegi après nga fàttali ma fi ma toll woon parenthèse bi Senghor dañ ko dalal lii may wax nag jotewul dara ak suñu mbokk catholique yi ndax ñun dañuy seeti église bi lii ñuy waxtaan ñun ñëpp ñoo ci bokk position waxuma ko moom en tant que catholique moo tax ma koy wax déedéet en tant que njiitu réew a tax may wax moom Senghor dafa dem Ousmane Camara ku ne xam na ni kilifa la homme d'état la ci réew mi ñu bari xam nañ ko mu fesoon lool ci procès Mamadou Dia Ousmane Camara dafa bind benn téere ay mémoire am mu ni am na bis dafa dem Touba Belel seeti Serigne Abdoul Ahad ñëw ni ko man daal sa diggante ak Senghor jaaxal na ma lan moo tax mu ñagas nee na sëñ Bla tontu ko dafa jóg yëkkati benn gaal benn waxande benn valise gone Ndakaar yoo xam naa duñu wax xam waxande ubbi ko génn ci benn kayit nee na ñëw jox ma ko ma xool ko muy Osservatore Romano Osservatore Romano benn journal la buy génn Vatican ba léegi mi ngi génn ba suñu jonni tey ji journal boobu mi ngi dox Osservatore Romano nee na ma lire ko gis interview bu ci Senghor def bi mu gisee kilifa ga bi mu génnee ñu laaj ko comme ku gisee kilifa bi nag boo génnee presse bi di la xaati biti bi mu génnee presse bi laaj ko mu ni leen
xam naa ni li ñu waxtaanee bari na waaye bokk na ci xëy na li jaaxal kilifa gi mooy lan moo tax jullit yi di gën a bari Sénégal te catholique yi bari guñu nee na ma ne ko nag loolu moom ñun amuñu ci pexe amuñu ci pexe ndax lan mënumaa fexe ba sénégalais yi doon ay catholique waaye mën na maa fexe nag bañ doon moom ay naafiq doon ay jullit yu saggan loolu moom mën naa ko bokk na ci nag ma joxe ci benn tegtal wala ñaar rek ci yoon yi mu jaaroon pour def ko benn bi mooy bi mu dikkee xam nga code de la famille bi dañ ko yéex a def constitution bi moom 59 lañ ko njëkk a bind bu Sénégal mais code de la famille 1972 la Sénégal nekk na lu yàgg te teguñu fi kii code de la famille bu 72 lañu indi code de la famille bi léegi moo tax mu dugal ci code de la famille bi maanaam sañ-sañub may jigéen ju ko bëgg nga dem jaay sa bopp njaaloo waaye loolu ci turu askan wi turu sénégalais yi ñoo lay may kayit wi ci turu askan wi lañ la koy maye nga xam ni fu jigéen njaaloo ku yor carte njaaloo bakkaat bi kuy sénégalais bokk nga ci ci turu sénégalais yi lañ koy joxee di maanaam yooyu dañ ko dul leeral nit ñi waaye bi loolu amee jigéen ji bu jaayee boppam ba at mi jeex day dem nombre de fois yi mu njaaloo mooy yàlla kat la ca yàlla waxoon bu leen jege mu dem fay lempo xaalis boobu dañ koy dugal amul ku ci mucc ci Sénégal gi ñëpp a ciy lekk ndax neewoon na xam na ni tant que nit ñaa ngi lekk genre xaalis yi seen diggante ak seen borom dana sore ndax fayal nañu ci bor mbaa ñu defar ci tali mbaa ñu fay nangam xaalis bi ñëpp a ciy jot bokk na ci it li mu def yu ñëwee mu créé l'ONAS aussi l'autorité nationale sénégalaise ak les inamal xamr wal maysir yéen a ko yow carte ni mu araame terewul sénégalais yëpp am nañ tool boo xam ne carte la ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo ko bokk ku ci saw tur nekkul amul kuy sénégalais rek bokk nga ci moo tax damay gis ni jafe-jafe lay am boo bëggee tere carte ni bu fi pëyee am te yow bokk nga ci ñi moom société bi national alal jooju it ñu koy delluwaat ci biir askan wi ndax xam na ni yooyu tant que mi ngi am nit ki diggam ak yàlla bu ne allahuma it dana compliqué yooyu bokkoon na ci yi nga xam ni tëral na ko xam naa parenthèse la woon rek loolu moom Ousmane Camara moo ko wax ci kii yow sëñ Ablaat ni ko lii woo ko fi bàyyi te xam naa li ma fi bàyyi man tamit lii woo dox suñu diggante xam naa li ko fi ba te yooyu jamono am journal bi ah bien sûr kilifa diine koo xam ne bala ngaa kii nga ni man yëguma koon wala nangam kilifa gan diine nga yëf da nga war di informé wu da nga war di xam li xew parce que ñi fi nekk sa njaboot lañu te diine dafay impliqué adduna ak àlaxira ñii toppatoo adduna rek ñoo ngi fexe bay xam li xew yow mi am responsabilité bu ëpp loolu kañ war ngaa fexe ba xam li xew aussi ñi nga yilif waruñu lay informé yaa leen war a ëpp information loolu mooy li jaadu kon loolu parenthèse la woon léegi maa ngi yemoon 2000 kii ñu jëm ci loi bi léegi constitution bi mooy li ci gën a kawe traité ak convention yi ñoo ci topp loi yi soog ci topp loi yi Sénégal convention yi ñu signé bitim réew ñoo leen tiim loolu it xaw ma ndax sénégalais yi xamoon nañ ko mu déet ah pourtant noonu la demee imam article 98 bu constitution bi dafa wax ne les traités de convention régulièrement signés et ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois maanaam bu Sénégal génnatee ba waxtaanee dara ba nu bind ko ci karmat ko ci këyit bu ñu delsee ba ñu génne ko ci journal officiel loolu dafay tiim loi yi mu fekkoon Sénégal te xam nga ni la ñuy wax daane ci bitim réew dara baaxu ci dëppoo ak suñu diine ñun loolu aussi war nañ koy xam mooy article 98 bu constitution bu Sénégal comme neex nga dem vérifier ko Sénégal moomuñu réew mi ñun ay doxandéem lañu dañoo dénkandi rek waaye ña ko moom feneen lañ nekk te loolu tamit dafa mat a xam léegi nag ginnaaw constitution bi moom tant que yaa nga nekk biir Sénégal constitution bi moo tiim traité yooyu may wax ñu ne kon nañ ko dugal ci constitution bi looloo waral lii mooy la loi 2016 10 bu 5 avril 2016 portant révision de la constitution ndax wax naa leen léegi Nations Unies day woote la dindil nangam dugalal nangam kon bu neen joxee ndigal faaw nga def ko léegi moo tax bi ñuy jébbal askan wi ci référendum bi 15 points fukki tomb ak juróom yooyu dañ cee dugal benn 4e point mooy la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens nongu ak yelleefu ñi dëkk réew mi xam nga bu ñu nee droit aux citoyens sa xel mën naa bañ a ñaaw lu njort waaye bu ñu nee citoyens yi ku ne xam na ni citoyens yi ay nit lañu duñu ay bàyyi ma kon droit de l'homme la droit de l'homme la parce que citoyens yi ay nit lañu donc droit de l'homme la mais gis nga
subtilité bi ñuy jëfandikoo ci mbind yeeg yu ni demee parce que droit aux citoyens yi mooy ñun ñii yor ay carte d'identité ñooy citoyens yi kon ay nit lañu donc kon xam nga droit de l'homme la ñuy wax donc nouveau droit de l'homme mooy yi Nations Unies proclamé le 15 juin 2011 mais déclaration universelle des droits de l'homme 1948 la woon te loolu mi ngi woon ci première constitution bu 1959 bu Sénégal bu 2001 bi tamit dañ ko ci réaffirmer kon lii moo ci nekkagul woon muy nouveau droit yi moo tax ñeenteelu tomb bi ñu def ci la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens ak yelleef yu yees waaye yéen ñi dëkk ci Sénégal yan ak yelleef la Sénégalais yi amagul woon réew mi xam ngeen ko Sénégalais yi ku bëgg a yem ci benn soxna yem ci ku bëgg a takk ñaar takk ku bëgg a takk ñett takk ku bëgg a takk ñeent takk ñeent Sénégalais yi ku bëgg a takkali ko sa soxna bàyyi ko bu bëggee ñaan baat moom ñaan baat Sénégalais yi ku bëgg a tuxu dëkk ba sa bàyyi dëkkoon mën nga faa tuxoo dem beneen dëkk Sénégalais yi ku bëgg a génn sa diine sax mën nga génn sa diine man gis naa jullit yu génn ci seen diine dem ci yeneen diine am na ñeneen ñu jóge ci yeneen diine ñëw tàbbi ci biir l'islam Sénégal yoon maye na sax ku mu neex nga woote diine ju bees liberté du culte ku mu neex mën nga ko woote fii ci réew mi yoon maye na ko Sénégalais yi ku bëgg a bay ku bëgg a napp ku bëgg a sàmm ku bëgg a sax wax sa xalaat ku bëgg a yaxantu jaay ak jënd nga def ko ku bëgg a tukki ku bëgg a delsi ku bëgg a marché ku bëgg a grève waa Sénégal kon yan ak yelleef lañ amagul pourtant yii yëpp amoon na Sénégal jigéen ak jigéen juy takkante góor ak góor guy takkante lañ amagul ah te léegi lii ma wax nii xëy na man sama jàngatu bopp la keneen mën na koo gisee neneen waaye nañ dem ci article 25 alinéa 3 bu constitution bi lan la wax dafa wax ni article 25 bu constitution bu Sénégal alinéa 3 tout citoyen est tenu de respecter scrupuleusement la constitution les lois et règlements notamment d'accomplir ses devoirs civiques et de respecter les droits d'autrui képp kuy doomi Sénégal danan la ga ci nga tegoo li constitution bi wax loi yi ak règlement yi rawatina nga jëf li war sa digganteeg réew mi te nangu àq ak yelleefu ki ci des mooy kan ki ci des mooy kan les droits d'autrui àq ak yelleefu ki ci des mooy kan Sénégalais yi nga wax ak waaw naan ki ci des mooy kan waaye imam il faut nga xam ko nag ki ci des mooy kan mais absolument xam nga autrui Sénégal ñun tey 16 millions lañu. ci li ñu wax. man su ma ci taxawee nii daan ni ci 16 millions sénégalais yi ma ko ci constitution bi ba pare. góor jigéen yi ñoo ñemewul waaye sañ-sañ bu fi nit am ñoom am nañ ko bu leen neexee taxaw def ko fi mu nekk nii ndax mi ngi nii ci constitution bi waaye ndax ci la gouvernement bi yam produire na document dugal na ko ci constitution bi lan la defaat lii ma leen di wan journal officiel bu Sénégal la numéro 7036 à la page 945 boo ca demee fekk ca beneen loi bii nag moom loi la bi ma doon wax léegi nii moom constitution bi la loi constitutionnelle la waaye bii loi la loi bii moom mooy la loi 2017 27 bu 13 juillet 2017 portant un nouveau code de la presse bu ngeen demee ci article 18 bi lan lañ ci wax le journaliste et le technicien des médias doivent respecter la dignité humaine, éviter toute allusion par le texte, l'image et le son à l'appartenance ethnique ou nationale d'une personne, à sa religion, à son sexe ou à son orientation sexuelle. Pour la première fois ñu bind ngóor jigéen ci suñu texte de loi nag léegi leer nañ léegi moom amatul sax ay jeu de mots mi ngi nii orientation sexuelle nga xam ni tere nañu ci média yi nit ki journaliste bi ak ka fay liggéey nga xam ni kon man Imam Babacar Sy la su ma invité ma ñëw ma tàmbali bëgg cee dugg moom mooy recadré parce que moom tere nañ ko journaliste bi ak technicien de média yi liggéey foofu ñu joxañ ci bind wala ci ay image wala boog ci kaddu nit parce que futanke la wala ñu ni kajoor la wala nangam wala moom kat diine sangam wala nangam pas-pasam tax ñu boddi ko wala ñu joxañ ko wa illa góor la wala jigéen wala góor jigéen la leer naa ñu maintenant article 18 bu nouveau code de la presse bi te lii depuis 2017 la
waaye est-ce que xam ngeen ni le 5 janvier 2021 bii ñu génn ci le président soog a jël décret d'application bi maintenant la loi est applicable à tous les Sénégalais 5 janvier bii la koy soog a jël bi muy def couvre-feu bi la ko boole wala nit ñi taluñu kii bi ñaa ngi naan couvre-feu bi nangam ci la jëlaale décret d'application bi. Allahu akbar. ñun nag lii moo ci suñu warugar liñ ci xam ñu wax ko nit ñi ndax ñoo ci bokk yam responsabilité de te du caagante ni dañoo amul jot nii rek gën di wëndeelu ci réew mi nii déedéet am nañ lu ñuy def te it am nañ njaboot mën nañoo dem jéem a toppatoo suñu njaboot mais lii bu demee à terme ñun ñëpp danañ am problème lii mooy beneen bi ci gouvernement bi teg lan la ci tegaat loolu 2017 la 2018 xam nga woykat ba dañu woon koo gis mu yegg ndar waaxoo ko tax a yegg ndar ñoom nag ñoo ngi xelu 2018 le gouvernement bi jël décision beneen décision bu jëm ci programme boobu encore ba tey mooy ñu retirer ci jëmmi nouveau permis de conduire yi ñu génne ci sexe dugal ci genre nga xam ni permis de conduire yi ñu numérisé yëpp léegi sexe nekku ci genre lañ ci def nañ ci benn photo kii bi mu nekk ci man dama xamul sama permis ma ngi ci oto ba waaye génne nañ ci sexe léegi dugal nañ ci genre ndax biologiquement ñun de wax dëgg yàlla la àdduna xam ba fii ñu toll nii mooy ci biologie nit ki bindam rek góor ak jigéen lañ ci xam ñun loolu sax la yàlla xam. lañ ci xam léegi nag moo tax ñu génne sexe parce que permis bi ki koy soxla du doon góor ak jigéen kese permis baa ngi noonu. gis nga mi ngi nii genre genre la ci. sexe nekkatu ci depuis 2018 nag genre ci ne moom góor la wala jigéen. gaar mooy nuru na góor nuru na jigéen nuru na leneen rek nuru na kenn xamul lu mu doon gis ngeen depuis 2018 permis de conduire genre moo ci nekk waaye ngeen xam ni yemul ci loolu ministère buy toppatoo mbir moomu sax taxaw na Sénégal décret 2017 1576 bu 13 septembre 2017 relatif aux attributions du ministre de la femme de la famille et du genre depuis 2017 ministère bi mi ngi Sénégal ba léegi. sunu waa jàngoo. mango waaw kii yéen a sonal ñu. looloo tax ñu boole leen mbir la agenda la agenda la du ak neen de. du neen de. du jàggan du neen waaw du neen genre mooy ndeysaan. donc gis nga ministère bi sax taxaw na waaye yemul ci loolu bu ngeen xoolee lii ay exercice la wala test wala premier semestre CI Sénégal CI mooy CI cours d'initiation mooy ñi am nu ñu koy wax sax juróom-benn at di soog a dugg ci école bi première année lii Sénégal gépp mooy ren ji premier semestre bi lii lañ leen jox muy évaluation standardisée épreuve CI premier trimestre 2021 IEF bu Guédiawaye man li may wax dama ko ñeme IEF bu Guédiawaye waaye terewul nag yeneen IEF yi bii même bii lañ yor xale bi dañuy def liñ koy testé nga xam ne consigne continue la ligne dañ ko defal ñaari wërngal léegi mu def wërngal yi topp dañ ko ci natt léegi jox ko ay notes ay exercice la daal mooy premier trimestre bi prénom et nom de l'élève âge ñu bind 6 ans par exemple classe CI yi ñu def CI nangam gis nga genre lañ ci def léegi sexe tëb na kon dugg na ci école bi. mais bien sûr genre lañ ci def suñu élèves yi CI d'accord. noppi gi ëpp na de. ndax gis ngeen imam xamuñu ko. bi sori na de. weesu na sori imam weesu na sori kon lii ma wax nii lépp lenn lu ci nekk génne naa lu ko firndeel pour wane ni ñaari phase yi nga xam ni moom la ñu war a def ci document bii Sénégal di ko def première phase bi moom gouvernement bi sottal na ko def na ko ba pare d'ailleurs looloo waral suñu carte d'identité yi ndey ak baay amatu ci parce que effectivement ci ginnaaw tamit famille dañ koy viser il faut ñu disloquer la famille ay diwee ndeyam ak diwee baayam yooyu dépassé nañ ko daal ndax ci jamono ji ñu war a jëm muy ordre ab kawoo beneen ordre lay doon la ñu xamoon lépp dafay soppiku su ko defee ndey dootul am baay dootul am dara dootul am comme bàyyi ma imam comme bàyyi ma moo tax sa carte d'identité ndey ak baay amatu ci sama carte d'identité ndey ak baay amatu ci xam nga loolu seetlu wuñ ko. mais bien sûr loolu la ñuy dagg amu ci leneen dana dikk ñun nañ toog rek naan yàlla du ko seetaan yàlla du ko seetaan yàlla yónni na bu yonent sax seetaan ko ñu rey ko hatta yughayyiru ma bi anfusihim loolu li am
yàlla du wàcc lii duñu ko lijjantil parce que mën nañ ko lijjanti parce que ñi ko def ay nit kese lañ waaye boo waxee ñun la yàlla du ko seetaan yàlla seetaan na leen sax lu leen lu loolu te it ñun ñoo ko tuddee seetaan mais loolu du ak seetaan ndax ñun may nañu xel mi suñu responsabilité la may nañu xam-xam bi may nañu kattan ba noppi fi mu ne kenn ku ci nekk daal moom lu jëm sa kër mën nga ko lijjanti waaye lu jëm ci diine ji moom ñëpp dañuy seetaan non nañ ko bàyyee yàlla am nañu ko waxoon de Moussa ak mbokkam ma kii Bani Israël waa Bani Israël yi dëgg la am na nag sa yàlla ci ngeen dem xeexee idhab anta wa rabbuka faqaatila ma inna haahunaa qaa'idun Moussa àndal ak yàlla ngeen xeex te ñun moom ñu ngi toog ñu ngi toog mais julliti àdduna quasiment fi mu ne taxawaay boobu la ñoom gis nga imam bala maa ñëw ci deuxième phase bi dafa am loo xam ni man lu ma jaaxal la xam naa nag ñàkk a xam a tax mu jaaxal ma waaye su ma amoon xam-xam xëy na du ma jaaxal waaye nag wax dëgg jaaxle naa ci li ma jaaxal mooy jullit yi ci àdduna bi bu ñu jëloon la population mondiale actuellement ñoo ngi ci 7 milliards 800 millions le un quart maanaam ñeenti nit ñoo gis ñuy dox ci kaw suuf kenn ki njabootu yonent bi la alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wa sallam parce que mat nañ 2 milliards te 2 milliards yooyu nga xam ne fu ñu taxawee téeméer bu ci taxaw téeméeri jullit bu taxaw benn yahut dana taxaw seen wet ñoom matuñu 20 millions yahut yi te li yahut yi man jullit yi àdduna mënuñu ko mais c'est-à-dire loolu la c'est-à-dire xam nga jullit yi fu mu daje rek pour xuloo la maa ngi koy wax di ko nettali démb nii li tax ma koy nettali it maanaam wax dëgg yàllaa ko moom te yonent bi moo ñu waxoon fu ngeen fekk lu baax jël leen seen alal man damaa gis ni église bi dañoo raw ci lu bari ñoo ñu gën a organiser téeméer junni yoon biñu demee Ziguinchor dañuy waxtaan ñoom ñu ni ma en fait ñoom mënaguñoo signé nii te non seulement amuñu ci seen ndigal mais benn prêtre tey jii man su ma signé woon day engagé église bi yëpp ma ni tiens man de ñun imam ngay génn léegi imam waxtaan wu am solo fa mu jug toog beneen imam ñëw toog weddi ko waaw dëgg la am déet dëgg la gisoo loolu imam en fait kay moo fi am mais loolu c'est catastrophique ah xam nga loolu lu garaaw a garaaw la ñoom ñu ni benn ku xis wax ci seen église ñëpp la engagé loolu lu am solo la nag loo xam ne dañoo interpellé loolu muy mbir moo xam ne kon war nañ ko seetluwaat lan moo tax ñu mat 2 milliards ci adduna bi te amul genn kaddu jullit bu tekki dara ci adduna bi li ma wax nag nañ ko déggee nii ma ko waxee rek bu ko kenn taawil yóbbu ko fenn dama ni jullit yi amuñu kaddu ci adduna bi rek laa wax tey boo demee Nations Unies ba préciser li ma bëgg a wax boog ndax nit ñi moom waxee ci jamono ji daal métti ba waaw mën nañ ko yóbbu feneen dagg loolu sax yóbbu ko ci kilifa ne ko dégg nga nee na nangam ak nangam li ma bëgg a wax mooy tey boo demee ci Nations Unies ña fa am droit de veto am fa kaddu juróom lañu États-Unis la te derrière les États-Unis y a le lobby sioniste kon Israël dugg na Angleterre la ak France derrière France ak Angleterre yaa bu dee France la lobby maçonnique bi bu dee Angleterre yaa en fait l'église parce que ñoom ñu gëm diine lañ mu diine catholique yoon ca l'instant bu dee ña ca desaat ñooy ñaar ña ko fa amaat kon Russie la ak Chine ñooñu yaa le communisme derrière waaye benn jullit bu fa am kàddu amul. réewu arabe yi ak ni ñu toll. man de jullit yi ci àdduna bi yëpp suñu wax compté wul ñun dong lañ sañ a rey kenn duñ ko fajal amuñu it kuñ ko fajal ñun dong lañ sañ a toroxal amuñu ku ñu fajal amuñu ku ñu fompal suñu nangoo ñun dong lañ sañ a xañ suñu àq ak suñu yelleef amuñu ku ñu fajal loolu nag borom xam-xam yi ak yéen kilifa yi yéen a ci am responsabilité ci réflexion bi du caa gën indi ay aaya waaye laayaat yooyu damaa yaakaar ni dafa waroon a yóbbu nit ñi ci compréhension xam am fahmu ba mën a fexe ba jëmmal loolu ba ñeneen ñi li ñu man au moins ñun ñu man ko bu fekkee ñun ñoo nekk ci dëgg te it ñoo nekk ci dëgg waaye jafe-jafe la tey te loolu boo dikkee Sénégal lay gën a metti parce que Sénégal téeméer boo jël faf 97% yi njabootu yonent bi lañ waaye fu ñu dajee kii murit la kii tijaan la kii xaadir kii ibaadu la kii nangam maanaam joxonante bi tamante bi weddante bi maanaam c'est exceptionnel imam c'est exceptionnel man dama ñeewante sax imam yi xam naa sonn ngeen sàmm ji ko nag loolu mooy premier objectif am nañu fexe ba yooyu moom ñu màbb ko fii ay julit xaqan ay julit daal ñoo fi nekk
kese ay jullit lañu mais demoon nañ ba am yu ñu dugal suñu diggante yoo xam ne ku ne da ngay raisonné kuy mbirum kenn la waaye léegi ber gañ ñu beroon xoolal jëlal almet li muy tuuti tuuti doom yi ci nekk yëpp nga jël ko nii fexe ba tànk ko nii pour nga damm ko fi mu nekk nii c'est tout un problème waaye tekkil kii bi nga tasaare ko rek bu la neexee sax da ngay yëy kii dammat yëpp nga koy daal dammat gis nga bu ñu teqalee rek li mu indi néew doole gi l'islam néew doole ci adduna bi ak ci Sénégal kon loolu moom mooy première phase bi la phase d'institutionnalisation gouvernement bi lijjanti na ko ba pare mi ngi sunu ginnaaw léegi nag lan moo ci des la phase d'appropriation de la société nan la ñuy fexe ba askan wi nangu ko foofu la gouvernement bi nekk naka la ñuy fexe maintenant ba askan wi nangu lii pour loolu nag il faut ñu jaar ci ñeenti xàll yu bokkul mën na ko ëpp nag waaye ñeenti ci gën a fës bi ci njëkk mooy cibler GPF yi ak ASC yi nga xam ne ñii ay jigéen lañu ñoo jur nit ñi ñoo gën a jege tamit seen i doom ñii tamit ay ndaw lañu toll nañ ci xëñ na amaguñu benn expérience bi ak ubbeeku gi te ay ndaw lañu seen kattan jege na leen te it ñooy avenir u ëllëg ñoom lañ fiy bàyyi réew mi ak diine ji ndaw ñi ñu ne léegi ci encadrement bi ñu leen di encadré ak taxaw bi ñu leen di taxawale ci leen ñuy glisser concept yu bees yooyu ndànk-ndànk non pas pour def leen góor jigéen ñoom mais pour fexe bañ accepter ko pour tolérer ko rek tolérance bi lañ ci jublu rek nga xam ne léeg-léeg ñu encadré la def benn forum léeg-léeg glisser la ci wàllu benn concept bu bees acceptation de l'autre bis booy xam ni l'autre góor jigéen la rek da nga naan ci dajji fekk nga yegg na vivre ensemble fekk na bañ naan la ñuy vivre ensemble ñi yëpp ndekete ay góor jigéen it ñu ngi ci biir yooyu ñu la ciy waajal ndànk-ndànk ci forum yi ci séminaire yi léeg-léeg ñu yóbbu la Saly yóbbu la ci hôtel bu chic nga noppi ñu yëkkati 200 000 ni la buux ni la sa per diem day tax fi mu ne lu ñu lay waxte nga déglu ko donc moo tax loolu moyen la boo xam ni kilifa yi il faut ñu bàyyi loo xel ndaw ñi ak jigéen ñi ci loolu ci lu ñuy waxati mu jëm ci droit de l'homme orientation sexuelle identité de genre nañ ci tey tey man tam lañ bët ko bu baax a baax ndax ay mbir absolument vivre ensemble ñun ñëpp ñu dëkkandoo ñun ñëpp nag da ngay def lu rafet la fekk na ca biir nag ñëpp moom ñëpp a ngi ci génnewuñ ci genn kon loolu moom mooy benn moyen biñ ciy jaare beneen moyen bi ci des mooy à travers des célébrités ay ñoo xam ni siiw nañu wala boog am nañu kaddu surtout nag ay artistes wala lenn ci xëy na ñiy animateurs yoo xam ni mën ngaa gaare fii léegi oto bu 170 millions denn xew léegi nga daal di def benn chèque moyen 50 millions ñu ni dafa baax fekk na ci biir loolu ngay jaarale wàll ci suuf tamit yow li nga bëgg ci société bi ñu koy accepté ndànk moo tax léeg-léeg nga gis ku gàddu benn artiste gàddu saagu jigéen am ñu ko tàmbalee roy mu sol pain gone yi tàmbalee pain léegi xoolal xale yu góor yi ñu bari dañuy bënn seen nopp yi léegi te defatuñ ko problème léegi loolu ñi ko bënnul danañ ci taf dara ba man ni mandargaal ni ñoo ngi ciy jigéen lu mais imam loolu fan la jëm fii ñaar fukki at ah looloo waral li ñuy wax gay pride mooy màggalu góor jigéen ñi chaque semaine chaque année dañ koy def une semaine nii la ñuy def dañuy génn yor seeni drapeau di tëgg ko fecc def yaramu neen di naanaka di curpee ko génn muy gay pride maanaam la fête des fiertés siggi leen amu leen lu ngeen di sëngeem nii lañ koy def une semaine est-ce que xam ngeen ni gay pride bi def nañ ko Sénégal 2019 en juin 2019 pour la première fois ñu def fi gay pride te kenn ci ñi ma doon junj léegi nii moom moo porté woon lool kenn ci ñi ma doon junj moo porté woon lool. kon lii ci bis boobu la tombé. ci bis boobu la tombé la ci semaine bi mu doon jeex ci la ko def bi mu ko defee gis nga lii Twitter bu góor jigéen ñu Sénégal la Twitter ci réseaux sociaux yi la réseau social la comme ni ko Facebook nekkee ay Instagram ak yooyu gis ngeen LGBT plus Sénégal ñoom ñoo bind lii ci seen Twitter ci guddi gi nga xam ni ci la concert bi amee muy le 5 juin 2019 lan la ñu wax ci ñu ni le Sénégal célèbre le Pride 2019 à sa manière lors de la victoire à la CAN 2019 contre l'Ouganda. Tous les moyens sont bons pour se faire entendre. ñu ni Sénégal màggal na màggalam gu njëkk màggalu góor jigéen ca maninam waaye yëpp jumtukaay ak yëpp xarala baax na ngir ñu dégg suñu mbir xam nga kon ci phénomène d'acceptation boobu ci lañ nekk
tous les moyens sont bons pour se faire entendre ca ëllëg sa le 6 juin góor jigéen yu Europe ñu koy wax stop homophobia ñoom tamit ñu bind lii ci seen Twitter ñoo bind lii ci seen Twitter le 6 juin à 19h39 minutes ñu wax ni félicitations à toute la communauté LGBT+ sénégalaise et à l'artiste Wally Seck pour son engagement et son courage. En dépit des injures et menaces qu'il continue de recevoir pour avoir arboré un t-shirt arc-en-ciel en soutien, nous sommes à vos côtés, vous pourrez toujours compter sur nous. ñu ni ñoo ngi ndokkeel di gërëm mbooleem njabootu góor jigéen yi nekk Sénégal ak artiste bi tudd Wally Seck ci njàmbaarteem ak taxawaayam donte mi ngi wéy di jot ay saaga ak ay tëkku waaye nee na jàppale na ñu solal ñu sunu t-shirt bi ne ko nag xamal ni ñoo ngi ci sa wet te waxtu wu ne mën ngaa sukkandiku ci ñun mën ngaa compter ci ñun gis ngeen mi ngi stop homophobia ñoo ko bind le 6 juin ci seen Twitter à 19h39 minutes kon loolu mooy expliquer ñaareelu phénomène bi fi ñuy faral di jaar ci ay nit ñoo xam ni donte fukki nit dana leen déglu ñu fexe ba loolu moom mu jàllale message yooyu ndànk-ndànk loolu mooy deuxième phase bi ci deuxième point bi ci deuxième phase bi la phase de sociabilisation wala donc d'acceptation de la société troisième point bi ban la mooy jaare ko ci médias yi à travers les médias gis ngeen léegi téléfilm novelas yi ba ci film yi ñuy dawal Sénégal yi ñu fi produire théâtre yi jafe na ci nga xool ci film wala théâtre boo xam ne góor jigéen nekku ci wala waxuñu ci mbir yu mel noonu jafe na léegi te la plupart du temps dañ ciy jox cër góor jigéen bi mu tenir rôle bu yéeme bu doy waar bu central ba nga xam ni day dool ne bañkat la ciy doon wala ñu koy néewal doole wala ñu koy def yu neen ba nga tàmbali yow am benn lien affectif am cofeel ci moom ba yàgg rek nga découvrir ni moom góor jigéen la loolu nag dafay def choc ci yow ba ni nga bañe woon góor jigéen loolu faaw mu wàññi ko da koy tempérer li may wax nii nag du caagéen ni looy contrôler la yow waaye sa subconscient moo la koy dicté jërëjëf imam ñu ngi ci télé kon dégg nga lii imam seere na ko nee na biig rek am na damay faral di nettali toujours bu ma tolloo fii kilifa gu baax kilifa gu mag ci réew mi foo nekk ci Sénégal boo ko tuddee ñu xam ko nee na 1990 bi mu yëgee ni Dallas ak Dynastie dañ ko war a dawal télévision Sénégal nee na dafa woo président Abdou Diouf ni ko dama la soxla président gisee ak moom mu ni ko film yii de boo bàyyee ba mu daw ci Sénégal njaboot gi yëpp danañ yàqu ñu waxtaan ci nee na ma jóg dem jak saw fekk fa Alaaji Abdou ñëw ni ko sëriñ bi day jaaxle ma indi te yéen la ñu yaakaar waaye film yii di Dallas ak Dynastie bu dawee ci penc mi lu fi seen waajur yi bàyyi woon dana yàqu nee na ma noppi dem ci sëñ Saliou Mbacké fekk ko Touba nee na ñëw ni ko film yii di Dallas ak Dynastie nga xam ni xam naa ko man xam naa ni dana ñëw ñu dawal ko ci télévision bi bu ngeen ci waxul bañ dawal ko ci réew mi li fi seen waajur yi bàyyi woon dana yàqu nee na dox naa ci guddi dox naa ci bëccëg def ci sama alal jël ci ay risque jot ci menace bu nekk ndax aussi li yàq société bi dafa am ñu mu arrangé ci réew mi nee na terewul film yi daw Sénégal daw ba jeex nee na 5 ans après 1997 ma toog sama salon ñu indiwaat benn film bi muy Dallas muy daw épisode bu jeex ñu indi beneen ba mu jeex man ma xool film bi dara naqareetuma ci te moo ko doon xeex te man xeexoon naa ko 92 97 98 film bi man dara naqarewuma ci nee na ci laa yëgee ni nag am na lu ma ñàkk sama diggante ak sama borom maa xamul lan la waaye am na lu ma fi ñàkk ci diggante bi te kii ma lay wax du gone mag la kilifa la ci réew mi aussi ndax kii mën a woo président Abdou Diouf léegi mu daal koy dalal du n'importe qui kon bu fekkente ni effet boobu télévision bi mën na ko am ci nit ci kilifa goo xam ni mu xamee diineem yéeme na waxuma laa nag gone yu ndaw yi rawatina ñoom nga xam ne am nañ programme spécial suñu gone yi ak dessin animé yi loo nit ñii ñu borxal ci fi mu nekk nii lu jëm ci sëy ak ci wàllu ngóor jigéen dessin animé yi fi mu ne Mickey yi xale bu am 5 ans tàmbali di ba ci jouet yi am na suñ benn membre boo xam département Pikine la nekk boobu tasaara woon ci kii moo ko filmé xale yi ay tàngal yu nuy màcc nga xam ni
ñaari góor ah benn bi ñaari jigéen la benn bi góor ak jigéen ci xale bu ndaw boo xam ne si 5 ans lay am wala 4 ans nga xam ne ñoom bi ñu ko jëlee tàngal benn kii mais wanaa leen ci photo bi mais defal leen ci benn bouton boo xam boo laalee ñaar ñi daje ci kaw tamit xale yi mun leen lii lan la ñu ne ko ñooñu dañuy fóonante ñun tamit buñ neexee fóonante kon gis nga ni nii déprécier fi mu nekk nii valeurs yi ak li ñuy def ci xale yi fi mu nekk nii te kenn du ni loolu ump na ma suñ kanam lañ ko defee ñun ñëpp ñu bàyyi ñuy def loolu suñu njaboot gi léegi loolu yan incidence lay am après fii ak 10 ans 20 ans ci kanam mais kan mooy responsable bi boobaa aussi ñun ñii rek ñooy responsable ndax ñoom ay xale lañ xamuñu dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko nit ki buy dikk ci àdduna ci fitra la dikk ñoom xamuñu dara kon li nekk ci ñoom ñun ñoo ko def ci ñoom wala ñoo seetaan ñu def ko ci ñoom xam nga doomu aadama dafa am ñetti xel xel mi nga xam ne moom moo ko wéete moom nit moom dong moo ko am moom la ñuy wax le conscient xel mi nga xam ne mook bàyyi ma yi ñoo ko bokk mooy l'inconscient xel mi nga xam ne nag bàyyi ma amu ko keneen amu ko waaye les êtres spirituels noo ko am muy le subconscient ni mu puissant yi loolu kenn mënu ko xayam te ñoom sa subconscient la ñuy attaqué nga xam ne yow amoo ci maîtrise fi mu nekk nii sa subconscient lim lay def loolu dara nga ci mënul da nga koy def di jooy mais da nga ko def moo tax ñii duñu ay caaxaankat man jàpp ma ni ñoom ay caaxaankat lañu ay boroomi xam-xam lañu di natt te yàkkamtiwul liñ ci di def ñun nag fi mu ne loo nit ñi gars yi moom doy na waar daal man xaw ma nu ma ko mën a waxee sax doy na waar dañoo nekk ci une guerre totale gis nga imam suñu sang ba Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla xam na ni jamono jom dajeel ji ko gën a compliqué téeméeri junni yoon bokkuñu sax amul kenn ku yàlla may benn cër bu mas a daje ak jamono ju mel nii amul ci kaw suuf amul gis nga ñetti phénomènes yi nga xam ni peut-être duñ am temps pour expliquer ko fi muy la RIP ak la RIS noo ko comprendre loolu fi mu nekk nii loolu imam yi ñoo ko waroon a gën a comprendre pour mën a gën a taxawee seen taxawaay fi mu nekk nii ci société bi ci loolu lañ nekk fi mu nekk nii processus boo xam ni maanaam ñi ko xam sax dañoo tiit fi mu nekk nii. RIS ak RIC noo du fi xaj processus kii la mais xam naa ni moom dañ leen promettre def ci séminaire boo xam ne surtout imam yi danañ ci toog ñu détailler leen ko jox leen ci ay éléments d'information yu dëgër yoo xam ni ñoom danañ ci mën a taxaw waaye ñun suñu doole la ñuy jëfandikoo ak suñu alal ak suñuy jëmm xeexewaat ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam lu garaaw la mooy li ñuy wax la guerre totale guerre silencieuse guerre tranquille arme silencieuse xeex bi kenn du dégg lu yëngu guerre tranquille arme silencieuse loolu mooy guerre bi ñuy guerre fi mu nekk nii ñoom xam na ni ab jullit erreur lañ def ci bi ñu woowee jullit ci tuur deret man mii ak keneen ku mën a doon te gëm yàlla gëm yonent bi gëm bis penc ba boo sañoon sa deret sa bakkan rot ci jihaad ci l'islam ñun ragaluñu loolu ku mu neex nga taxé ñu de terroriste ñoom rek ñoom ñooy terroriste yi waaye ñun bu ñu sañoon laa la wax ci yoonu yàlla ci la suñu bakkan di des léegi ñoom biñu demee ba xam ne jullit bu ne fi mu nekk nii ba naa shahid moo tax ñu ne ñoom def nañ erreur ci ñii song leen di tiirante ñoom ay bal ak i fital nañ leen xeex ci yeneen i anam yu ñu xamul moo tax ñu xaw a wàññeen ni fi mu nekk nii loolu ci feneen la ñuy dikkee bis bu ne yeneen ñu ko jàngal wala ntardaaja wala nasara hatta tattabi'u millatahum wala yazaaluuna yuqaatiluunakum hatta yaruddukum an diinikum in istata'u kon duñu denc di leen xeex ba bu ñu ko mënee ngeen murtad information boobu information bu capital la yàlla jox ñu ko te muy dëgg information bu dëggu duñ denc di leen xeex kon foo demee ba gis ni statu quo dafa am xeexatuñu déedéet soit am nañ liñ bëggoon ci yow ou bien ñoo ngi ci beneen xeex boo xamul. exactement imam moo tax kon jullit yi dañu war a conscient ci loolu dañ ci war a conscient ci guerre totale boobu lañ nekk moo tax ñoo ngi ci ñoom lu ñu mën alors ñeenteel bi nag mooy bi may mujjee mooy nañu fexe nag ba tabaxaat sax beneen société te loolu ci daara rek nga ko mën a jaar ci daara rek looloo waral fi mu nekk nii fan yi ci ginnaaw yéen a ngi dégg coow lu amoon fële ca Saly mu jëmoon ci éducation sexuelle
éducation complète à la sexualité gis ngeen ponkalum document bii lépp ci loolu la jëm document bii lépp ci loolu la jëm UNICEF ONU SIDA ONU Femmes Organisation mondiale de la santé et cetera mooy éducation 2030 objectif bi loolu la te loolu lii li nit ñi fàtte mooy Sénégal lañ ko lancé si woon yaa ngi fàttali ko sunu coow la ak Rihanna lii la woon nit ñi moom ñoo ngi ciy soog a jóg moo tax keroog bi coow li amee dama leen a génneel man article boo ci defoon 2018 ni leen yéen nit ñi day nelaw fii lañ ñëw dajale si woon alal ji ay milliards ki ne la man ak maa lay financé sam kii kañ la ngay jàngale dana la ko programme baa ngi nii principe directeur yi mi ngi fii maanaam lépp li ñu war a jàngal xale yi léegi tàmbale ci 5 ans ba ba ñuy am 18 ans pour ñu comprendre lan mooy genre xam ni nit ñi waratuñoo sukkandiku ci ni leen yàlla binde rek ak naan leen yàlla la ko bindee déedéet nit ñi ñoo nga war a sukkandiku ci seen i yëg-yëg ak li ñu bëgg mën naa cee ab jukki nii rek ba ngeen xam ni ñii fa nu jëmee askan wi maanaam daraa ci baaxul dara baaxul ci introduction bi rek ci introduction bi mu ni dans bien des sociétés les attitudes et les lois découragent le débat public sur la sexualité et le comportement sexuel et les normes sociales peuvent perpétuer des situations préjudiciables telles que l'inégalité des genres dans le contexte des relations sexuelles léeg-léeg nit ñi la ñuy faral di gëm ci seen réew ya ak loi ya fay teg mooy décourager débat public bi ñu jëm ci wàllu sëy ak ni ñuy sëyee ah te it norme sociale la mooy li ñuy wax aada valeurs yi norme sociale yooyu ci boppam moom mooy wéy di yaatal ñu koy donnante nit ñi di ko gëm te loolu mooy indi léeg-léeg ak tooñ ak loo xam ne jaaduwul te loolu bokk na ci ñàkk a tollale gi nit ñàkk a tollale ci nit ñi ci xar kanam yi ñu am ci seen i yëg-yëg ci wàllu sëy tel que l'inégalité des genres dans le contexte des relations sexuelles lii pour xale yi la de ñi jëm am 5 ans lañ ko jëmee laa la wax waxuma yow lañ ko jëmee de gone yu ndaw yi ci lañ ko jëmee lii nii te lii gouvernement bu Sénégal mooy li mu accepté alors boo xoolee deuxième point bi comprendre l'éducation sexuelle complète à la sexualité il faut ñu comprendre ko ci xale yi lañ ko jëmee aussi te lii gouvernement bu Sénégal mi ngi koy exécuté déet maanaam mi ngi ci wax dafa garaaw a garaaw ba daanaka wax ko sax lu garaaw la ci xale yoo xam si am nañ 5 ans ensuite gis nga la convention internationale des droits de l'enfant mi ngi nii moom mooy kii bi ñu tënkoon léegi nii convention bi yëpp ba mu jeex mi ngi nii pour nit ñi xam ni li ñuy wax ñun duñu lu ñu lambatu gis nga lii IEF yi nekk Sénégal yëpp ci daara yi école yi foo fi dem fekk ko fi am na dëkk boo xam ne damay bañ a tudd dëkk ba ñu demee sax ñoo ngi ko romb ñu taf ko ci buntu dispensaire ba mais bu ñu koy taf nii lañ koy tafee nga xam ni lii rek ngay gis muy la convention relative aux droits de l'enfant ngeen xam ni convention yi bokk na ci li tiim suñu loi yi ndax convention yi ci Sénégal moo tiim loi yi lii moo tiim loi yi nekk Sénégal convention bi gis ngeen soo ko wëlbatee convention relative aux droits de l'enfant lii lan la République du Sénégal lii lan la Child Rights Connect lii lan la UNICEF lii ministère de l'éducation nationale yéen ñëpp xàmme ngeen ko bu Sénégal mi ngi dox ci école yi lii léegi article 1 bi lan lañ wax kan lañ jàppee ñoom xale mooy ku amagul 18 ans kon lii mi ngi jëm ci ñi amagul 18 ans un enfant est une personne de moins de 18 ans daal di ciy wax yeneen ba ci fii nii ci article 14 bi lan lañ wax les enfants ont le droit d'avoir leur propre pensée opinion et religion xale yi am nañ àq ak yelleef am nañ sañ-sañ ci am seen xalaati bopp seen gis-gisu bopp ak seen diiney bopp diiney bopp xale lii lu garaaw la wallahi ku ci reet xam nga ni reet la nga lu garaaw te pourtant mi ngi dox ci école sénégalaise bi te lii aussi bu ñu fàtte ni ci convention bi ñoom dañoo wax ni du ci circuit officiel bi rek lañ koy ànd ak ñi nekkul ci école yi aussi daara yi aussi dañ leen ciblé effectivement
ñi nekk ci daara yi ak ñi nekkul ci daara yi ñëpp xoola basé sur un programme comprendre l'éducation complète à la sexualité ñu ni dañ ko basé ci programme l'ECS mooy l'éducation complète à la sexualité est intégré à un programme écrit qui guide les efforts déployés par les éducateurs pour favoriser l'apprentissage de leurs apprenants. Le programme comprend les principaux objectifs de l'enseignement, la définition des objectifs de l'apprentissage, la présentation de concepts et la transmission de messages fondamentaux d'une manière claire et structurée. Il peut être dispensé dans un contexte scolaire ou non. du école yi rek lañ visé de ak ñi nekkul ci école yi aussi ndaw ñëpp fii la yëf yi toll donc loolu mooy ñeenti tomb yi nga xam ne ci la ñuy jaar pour nit ñi aussi mën koo nangu buñ ko nanguwul tey it dans 5 ans 10 ans 15 ans danañ ko nangu ci yàkkamtiwul ñoom li ñuy def loolu tamit ñun war nañ ci def ay jàngat ba tax na xëy na lii moom moo doon li ñu bëggoon présenter xamal li ne ne yëf yi moom mi ngi fi ku bëgg a gëm mi ngi fi ku ko gëmul it mi ngi fi te it agenda la boo xam ne li ci jàpp mat tënk mooy Nations Unies moo ko porté actuellement dugal ko ci droit de l'homme jàpp nañ ni nit ñëpp ñoo am àq ak yelleef ci loolu. Sénégal it nangu na ko ba 2013 mi ngi doon bañ mais Sénégal nangu na ba 2016 mi ngi tàmbali exécuter programme boobu ci turu askanu Sénégal looloo waral xalif généraux yi signature yi ma leen woon jox ñu seen i signature def ci seen i cachet bind aussi jox ñu xamal ñu ni kon ñoom ñooñu mandaté pour lii ñu fexe ba leeral ko askan wi ak it askan wi yëpp àndandoo ginnaaw ñoom jàmm lañ bëgg ci réew mi moyen bi it yoon moo ñu ko may ñu sàkku ci moyen bu yoon maye mooy ñu déposer pétition sénégalais yëpp ñu xam ni ñii bëgguñu ak góor jigéen te bëgguñu aussi lii mu dox ci suñu réew askan wi sañ nañ ko lii daal moom mooy li nga xam ne moom lañ bëgg su ko defee pétition bi wan naa leen kilifa yi signature yi léegi nag modèle bii moom lañ bëgg nit ñi ñëpp signé ko waaye signature bi yamul ci ñi fi teew rek bëgg nañ buñ koy jébbal département de Pikine bokk ci département yi ëppale ay signature ndax bu ñu sañoon dajale ay millions de signature ndax réew moo xam ni nee nañu ñi fi ëpp sallallahu alayhi wa sallam mooy seen lépp moom la ñu gëm moom la ñu yaakaar moom la ñu nangu yi tamit te dëggal li ko yàlla yónni te ñoom ay millions lañ fi xanaa ña fa am ñi ci matul ñi ëppal 18 ans mën a signé am carte d'identité lu bon bon mat nañu 3 millions ñu wane suñu bëgg yonente bi ak suñu cofeel ci li taxoon ñu yónni ko mooy mottali xeetu jikko yi ak doon defar jikko yi nit ñi ñun duñu seetaan mu ko ku koy màbb ak di ko ak koo mën a doon ak foo mën a jóge nag ak programme boo mën a am léegi nag loolu ñun ñoo ngi sàkku signature yooyu noonu ci mbokk yi ak ñu tasaare ko ci département bi jaar ko ci circuit yoo xam ni à travers imam yi am nañ circuit yu am doole yoo xam ni mën nañ ko daal di tas à travers GPF yi jigéen ñi seen groupement féminin yi ñoom ñëpp dañoo lëkkaloo à travers ASC yi surtout ASC yi fi mu ne ñoom ñëpp dañoo lëkkaloo nga xam ne réseau yooyu ku ko utiliser doo ci sonn ñoom dañ koy daal di tasaare ci seen réseau yi nit ñëpp signé ko ñu dajalewaat ko jébbal ko gouvernement bi kon su ko defee ak utiliser daayira yi utiliser association islamique yi créneaux yooyu yëpp ñu bañ cee xeeb benn utiliser ko pour mu gaaw su ko defee nag tënk nañ ko ci arab tamit pour ñi nga xam ni arab bi la ñuy gën a jekku ngir mën a jàng kii imam ah feuille waaw mi ngi noonu jox naa ko imam waaw léegi su ko defee yu arab yi mi ngi ni ngir ñu mën ko yaatal tamit ngir kilifa yi ñoom le plus souvent arab bi la ñuy gën a jekku incha allahu rabbi document bi tamit dañ ko fiy bàyyi waaw léegi xaaral ma am benn gi ni waaw waxool amul waaw mi ngi naaw rek waaw bi mooy bu français bi waaw léegi ban ci convention bi moom mën a mooy convention droit de l'homme moo tax ñu sonal leen ah kañ da ngeen ko waram léegi loolu noonu la demee su ko defee yi document yi bàyyee naa ko ak kii bi naa ko su ko defee document yi bàyyee naa ko ak imam Babacar Sylla li moom mooy copie yu département bu Pikine pétition bi nag ci tënk jubluwaay bi xëy na wax nañ li tax ñu sàkk ko mooy li ma doon exposé léegi nii waaye ñun dañoo bëgg a def pétition bi ne serait-ce que pour lii may bëgg a wax benn bu njëkk bi mooy
yoon moo ñu ko may ñun constitution bi moo ñu may lii ñuy def yoonu Sénégal moo ñu ko may te ñun réew mi rek lañ bëgg ak dal rek lañ bëgg mu am fi jàmm rek lañ bëgg mu am fi ay responsable lañu ndax bu ñu demee ba kilifa yi di ñu jox seen kaddu ak ñu demee kon lu responsable rek la ñuy def moo tax nanu jaar ci yoon wi nga xam ne yoon woo xam ne ak dal la ak jàmm la waaye nag suñu àq ak suñu yelleef la ngir ñu jébbal état bi à travers le gouvernement projet de loi gouvernement moom moo ko man bu dee assemblée nationale député yi ñoom ñoo mën a def proposition de loi ñu jaar ci ñoom ñaari circuit yëpp jébbal leen signature yi ñu leen seen askan lii lañ bëgg loi bi loolu moom mooy jublu bi waaye bu ñu ko defee danañu mën a permettre lu mën a xew ëllëg moo xam antu na moo xam antuwul ñun li ñu waroon a def nañ ko te ku mën a ñëw ci taarix ëllëg it dana xam ni ñii moom ànduñu woon ci programme bi beneen bi ci des dana doon ndimbal ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite réew mi ngir signature yooyu ñoom bu ñu ko téyee danañ mën ne Nations Unies gis ngeen suñu askan ànduñu ci lii te da ngeen ñu indil jafe-jafe rek loolu dana doon aw lay sax ci du ñu bàyyi waaye mën nañ koo différé ñetteel bi ci des it mu doon aw lay ëllëg bu ñu dajeeg borom bi nag subhanahu wa taala suñu signature yi taxaw seere ñu ni kat lu bon lii ba ñu koy def ñun moom ànduñu ci woon te lii ñu signé woon jëmmal na ko lii daal moom mooy li nga xam ne moom moo ciy jublu gi di jégalu nag imam ci guddal gi waaye dafa mënul woon ñàkk incha allah ndax bëgg mu leer pour nit ñi kenn ku ci nekk mën ko comprendre mën a doon ay relais ba yëf yi gën a dugg ci département Pikine bi nit ñi xam ko di woo nit ñi tamit ni cellule ànd sàmm jikkoy Pikine créé nañ ko bu yàgg nit ñi nañ ci adhéré massivement jënd carte de membre yi te taxaw ci ndax liggéey la boo xam ne bu ñu seetaanee suñ penc bi dana yàqaale suñ njaboot te it qu anfusakum wa ahlikum naar du ñun rek la ñu waxoon nañ fexe mucc nañ mucc te musal njaboot gi tamit kon lii moo doon kaddu yi imam wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. aleykum salaam. ne web da koy jël. te amul penc mum taxawul ci Sénégal te nii la koy waxee. juma inachevé ba ñu koy def amul renseignement généraux bu fa toogul. absolument. ba fii nuy wax ak yéen vidéo yaa ngi circulé internet. amul benn borom xam-xam ci àddina bu ci mën a dindi virgule. loolu nag sensu diine ji la te bàyyiwuñ ci xel. mënoon nañoo am ñoo xam ne xam nañu lii te diine ñoru leen. ñun waa diine ñu bëgg a xeex lii te xamuñu bunt bi. am nañu sensu xam ku xam bunt bi. waaw am nañu sensu xam ku xam bunt bi. kon ñun daal ñi ngi engagé wu di la wax ne sëñ Babacar moom dëggale ci kuréelu ànd sàmm jikko yi la ñu bokk waaye gën a yokkaat sunu engagement man de yàllaay waxal bi ñuy bokk ci groupe bu ànd sàmm jikko yi xaw ma woon ne mbir mi nii la garaawee détail bi leereewul woon nii ci sama bopp yii tamit musul nekk sama problème parce que jàppoon naa ne penc mi li koy defar du lii ndekente lii moo yàq penc mi te xeex lii mooy defaraat penc mi kon ñun ndekente suñu waaraate wi mën naa bëri lool mën nga wax ba ñaq te fekk laala goo fi war a defar kon ñi ngi engagé wu waat di wax ne danañu ko signé ngir ñaar danañ ko signé ngir suñu diggante ak suñu borom ëllëg nu wax ne yàlla bi penc mi du yàqu ñun bokkoon nañ ci ni wax ne d'accord ñu penc mi yàqu li nga wax lañ fi def ñaareel bi ci des mooy gis gi nu gis ne lii moo fi des di jihaad tey ci kaw suuf ndax jihaad dafa bëri ay forme waaye lii jihaad la kon nag ñi ngi sant yàlla bu baax di la ñaanal yàlla mu sàmm la di ñaan kilifa yi fi nekk yëpp message yi ku ko mën a jàllale nga jàllale ko te yàlla rek tax te heure bu nu yëgee ne ànd sàmm jikko yi jóg na ngir loi bi danañ ko dugal Babacar loolu lay préparé loi bi dinañ ko yóbbu assemblée gën koo leeral bam na fang ci ëtt bi bés boobu nag bëgg nañ kenn du fi des na ñëpp jóg taxaw lu raw 23 juin ne lii du jàll loolu bëgg nañ ko ci loi bii di ñëw incha allah kon ñu ngi gën a yeesalaat suñu taxawaay ci kuréel bi di jaajëfal soxna Kiné Rasoul nga xam ne moo dalal tey ànd sàmm jikko yi di ni ko sëñ Babacar waxee di jàmbaar jigéen gu mën góor moom dañ koy freiné di ko bës konoon day ëpp day moom day jéggi borne yi Babacar day bës ba mu tëdd Touba bi mu koy wàññi soxna si dafa lànk ne du wàññeeku moom day dem ba jeex Babacar ne ko man xam naa ne bëgg nga waaye am na loo xam ne man maa ko mënu la def parce que coono boobu duma la ko togg fa nu jëm àll la te xamaguñu luñ fay fekk man guddi bu jotoon sax mën naa tàllal sama oto fii tëdd ci loolu duma la ko teg waaye ànd ak loolu yëpp taxul xol bi bàyyi sax wàññeeku na mais xol bi neexul waaye nag loolu moo jaadu wax dëgg yàlla
yow li nga mënal sa bopp nga xam ne bu la neexoon sax tëdd ci ñax loolu mënoo ko def ci jàmbur ci ay dëkk yoo xam ne xamoo sax ña fa dëkk téléphone rek ngeen déggante mosoo leen a gisee kooku nag pour nga jël engagement yóbbu fa ay nit rawatina jigéen du xaw a yomb waaye moom wax dëgg ko am engagement la lii tamit presque moo coordonné lépp kilifa yi yëpp moo leen gis avant nuy ñëw dama ko woone ko xam naa dañuy commencé tournée bi suba man dinaa xool ma teew si fa am ñu ma woo foofu ñu gungale ñu defi tournée mu ne man xaaruma leen de sol naa sama daal maa ngi nii di génn commencé naa même pas 5 minutes bi ma ko woowee ne ko suba dañuy ñëw wala ma xool ci gox bi ku ñu woo ñu ànd ci kilifa yi mu ne maa ngi nii di sol sama dàll di génn di dem kuy ñëw ku nekk da nga may dab mais doo ma fekk ci kër gi pour ñu ànd ma ak yow kon xam nga ne moom soxna su engagé wu la bu ñu ci amoon ñett rek kuréel bi weesu na fii soxna ki ne yàlla na la yàlla fay imam Youssouf Ka ñi ngi lay nuyu bu baax di la ziar keroog bi muy toog ci yow di toog di wax ak yow jot na ma téléphone ba di ma expliquer ne ma mi ngi ci yow te loolu lañ ko waxoon imam Malick Niang jiite foofu imam yi ci Pikine ñi ngi lay nuyu di la ziar daje bi foofu la naroon a am li ko fànq mooy dëju sëñ Moustapha Sy Jamil boobu ndax ci këru sëñ Mansour boobu lañ ko naroon defee waaye comme gan ñaa ngi fay ñëw di jóge fu nekk ñu mujj ko toxal ñi ngi lay jaajëfal bu baax ci sa teewaay ak yëgoon nañ sax imam Niang njëkkoon na teew mi ngi noonu faf alhamdulilah te ci sa tur la teewoon it waaye waxoon na ne am na rendez-vous du tere dina toog ba nga ñëw kon ñi ngi leen di sant di leen gërëm imam yi ci des yëpp nuyu woñ nañ leen bi ñuy door loolu rek lañ ci bëggoon teg li ñuy signé nag bu ñu paree mën nañ ko jàllale ñëpp signé ko bu ñu paree tamit lu ñu mën a dolli ci signature yi du doy nañu fexe signature yi fees del na signature yi bare te ku nekk fa nga nekk boo yeggee nu yaatal waxtaan yi ci jàkka yi ci daayira yi ci association yi ci lu nekk na ko ñëpp jot